nga daal di seet ñaar yooyu benn bi xiif ñàkk looloo jëndee loo lekk moo indi je vous ai compris nañu uti ji emploi ku nekk mën a am te loolu doo ko mën a def ci at doo ko mën a def ci ñaari at politique économique bu wóor nga war a doxal soppi li ngay doxal ni ngay doxalee waaye duma ci dellu si am na lu ñu ci wax ba noppi loolu mën a am ndax moom day jaawale politique de l'emploi ak politique d'insertion des jeunes dañu wute da ngay am sa politique de l'emploi emploi bi ñëpp bokk ko mag yeeg ndaw yeeg ñëpp nga yombalal nag xale yi c'est ça le problème mais bon loolu yëpp xam-xam la mais c'est pas toujours disponible injustice mu bàyyi di bañ a doxal yoon mu bàyyi di manipuler la justice à travers certains magistrats loolu am solo jàngat yooyu la waroon a génne léegi nag mu am ay bakken yu rot looloo ci ëpp solo nga war a seet lu tax loolu mën a ne ndax boo nekkee njiit ñépp ngay njaboote donde juruloo leen sa njaboot lañu nga war ko fay daal lool ndax dégg nga terroriste bu bokkoon ci manifestant yi ñoo rey ñooñu takk der yi non damay continuer loolu mi ngi jógee ci takk der yi force de l'ordre nga war a xalaat loolu ndax amul force de l'ordre boo xam ne day rey nit comme ça mi ngi mën a jógee ci formation bu doyul mi ngi mën a jógee ci impréparation wala stratégie de maintien de l'ordre boo xam ne matul ci loolu ngay xalaat waaye doo xalaat xaaral ma indi nervi xaaral ma diisal la loi antiterroriste mu gën a metti jumte bu rëy nga foofu te bu ma la nee ñàkk formation du ñàkk mu bokk ci li indi ay bakken yu rot booy ootee ñu war a recruter ay nervi ci biir gendarmerie ak ci biir police wala di ko nar yaa ngi jëm fu nar a gën a metti dafay mel ni sax yow am na loo xam ne jàppee nga ko borom takk der yi maanaam bakken mënoon na gën a rot ba ordre dikk ñu ñëw nag ci loi antiterroriste man li ma ci gis mooy yaatal na comment on appelle ça encore les trucs de malfaiteurs association de malfaiteurs yaatal na ko yaatal na confiscation des biens yaatal na li ñu mën a tuddee terrorisme waaye ni ma la ko waxee sànq rek ñoom bu ñu nee loi antiterroriste seetal leneen loolu mooy lan mooy parti politique ba association boo xam ne mën nañu jàpp attention c'est grave ce que je veux dire là mën nañu jàpp mu mel ni rek ay jigéen yu ñàkk ndox ne lii moom duñ ko seetaan nañu génn ci mbedd mi takk suñu foulard rouge yuuxu gouvernement Macky Sall jox ñu ndox am ci seen biir ku ne man acte la bokk romb magasin bu am ceeb sànni xeer ñu génnee saaku ceeb di daw ñu jàpp ko mu ne man acte la bokk benn bi c'est un acte de terrorisme boo ko seetee ñaareel bi association de malfaiteurs am na jigéen yëpp ak ki sànni xeer bi ñoom la ñuy jàpp mën na dem ñu tëj la ba abadan à perpétuité nangu sa alal yow ak bu fekkee ne bokk nga ci association yi doon wax nañu marche dañ lay teg à l'amende tëj la dootoo amati activité mais donc loolu c'est antiterroriste mais wala terroriste ci loolu casseur gis nga réewu démocratie bu nekk nanguwul nga jóg rek di toj
et il y a des lois anti-casseurs. Il y a des lois anti-casseurs dafa am xoolal gilet jaune. dégg nga ci bakkan bu rot. dégg nga ci ay condamnation à perpétuité. dégg nga ci ku ñu jàpp ne ci un terroriste. même bu fekkee ne terroriste la ñu jàppale ci ngay sànni xeer pendant une manifestation de gilets jaunes mais gilets jaunes lañ lay jàppee. suñu déggee le pouvoir ñoom dañu jàpp ne opposition bi ñoo bëgg a manipuler ci loi boobu nga xam ne teg nañu ko contre le terrorisme. dina am lu ñuy dund yàggul dina am lu ñuy dund waaye jàppal li ma la wax madame Ndiaye gis nga loi injuste ak injustice ñoo yem. dina fi indi musiba boo xam ne ci kaw dafa mel ni rek dafa jàppoon ne mbaal mi dafa yambar dafa yaatu ñu daal di wàññi maay léegi bu ñu sànnee rek jàpp lépp c'est de la dictature qui se met en place. manipulation amu ci monsieur le premier. mais manipulation amu ci gis nga li am solo. loi bu ñuy wax ci wàllu terrorisme yéen ngeen ne opposition bi la ñuy xeex xam nga opposition bi la ñuy xeex. mais looloo am est-ce que manipulation également amu ci du code de l'opposition. looloo am. mais ce sont des articles clairs. loolu boo ko liiree. mais confiscation de biens lu koy indi ci délit mineur. condamnation de 1 mois et cetera ñu ne association de malfaiteurs bokk nga ca parce que y a eu des délits mineurs. mi ngi ci. terrorisme bu fekkee ne toog nga interne ñu ne ñu ngi dem ci manifestation yoo xamuloo ndax dinañ fa sànni xeer am déet. te mën na am sax ñoom ci seen bopp ñu duggal ay nervi ci manifestation bi ñooñu toj ñu ne kon yow sa responsabilité la. mais loolu yëpp xajal mi ngi ci. war a nekk seen taxawaay ndax gis nañu organisation de droits de l'homme yi ne dañu ko war a surseoir ba ci kanam balaa ñoo promulguer loi bi l'opposition parlementaire bi nga xamante ne dañu bokk ci M2D ne ñoom dinañu ko attaquer CRD lan moo ci taxawaayam ci par rapport à cette loi. mais CRD nous sommes dans l'opposition parlementaire. Mamadou Lamine Diallo mi ngi ci. te am na dans le M2D jéego yoo xam ne voilà on va essayer parce que dafa am na le droit de manifester kooku kenn mënu ko génne Sénégal. non attention et puis nit da ngay gore. am na loo xam ne yow nekkoon nga ca dox ko ba mu jural la li mu la jural ñu fal la nga doon président de la République nga toog lii yëpp da nga koy dindi. mais non c'est pas comme ça recul démocratique. te am na ku nekk bitim réew koo xam ne wax naa ko daf ma ne waaw mais Sénégal kay tane na réew yi ñu ma ne ko mais attention bu fekkee ne noonu ngeen di xalaatee musiba mën na am ci réew mi te dina leen bett mu metti lool ndax tane na du wax ci lii wax ji mooy am na fi Sénégal àggoon ñu koy dellu ginnaaw te loolu askan du ko nangu. maa ngi wax sànq opposition bi mais